Buonasera a tutti ragazzi, vi saluto come sempre, sono Mor e vi sto parlando da Torino, la mia città preferita. Faccio un applauso forte a tutti i follower che mi stanno sempre seguendo sui miei canali YouTube e Facebook, ma un saluto forte a tutta la comunità senegalese, africana, tutta la diaspora che vive sul territorio italiano. Vi faccio un abbraccio forte a tutti quanti. Ragazzi, oggi cercheremo ancora a fare chiarezza, a fare aggiornamenti in merito sempre ai ultimi novità che tocca la comunità senegalese, africana, la diaspora e tutte le famiglie che vivono sul territorio italiano. Oggi abbiamo tanti punti da chiarire. Parleremo del REM, pagamenti a segno unico, ma anche parleremo del ricorso in merito ai bonus 2.400 euro e 1.600 euro che l'INPS sta pagando in questo mese, ma parleremo anche ragazzi delle modifiche per RDC, il reddito di cittadinanza. Secondo l'Unione Europea ci saranno delle modifiche. Parleremo anche della sentenza della Corte di Giustizia europeo in merito ai assegni di natalità e assegni di maternità tipo il bonus bebè che dal 2015 l'INPS negava ai stranieri che hanno il permesso di soggiorno, che non potevano fare la domanda perché hanno il permesso di soggiorno. Quindi la sentenza è positiva. Da ora in poi loro possono fare la domanda anche essendo col il permesso di soggiorno. Per finire ragazzi, parleremo della comunicazione INPS ai pensionati, parleremo anche del messaggio INPS che ha chiarito per la quarantena Covid e la malattia. E infine parleremo delle partite IVA e la data di scadenza per la dichiarazione dei redditi, anche per fare l'ultima domanda di fondo perduto chiamato perequativo. Salaamaaleykum mbokk yi ziar naa leen bu baax a baax, man la seen mbokk taalibe Mor Talla Sarr maa ngi leen di nuyu di leen ziar fépp fu waay mën a nekk ak li ko wër ci biir Italie ak Europe bi. ñu ngi leen di ziar bu baax a baax di leen ñaanal donc bon week-end képp koo xamante ni donc yaa ngi ci Italie ak li ko wër. Alors fi ñuy commencé nag tey dañuy njëkkee ci REM ak assegno figli unico. Donc xam ngeen ne REM bi ginnaaw bi nga xamante ne bi mbokki taalibe yu ko dugaloon fay nañ leen première rate bi le 18 ak le 19 bi passé ba le 23 août. deuxième rate bi donc comme li leen ko waxee woon ñu ngi koy xaar ci semaine bi, donc waxoon nañ leen ne INPS dina lancer donc disposizioni di pagamenti donc jàpp ci biir semaine bi. kon daal ñu jàpp ne deuxième tranche REM bi paiement bi mbokki taalibe yi nañ ko xaar entre le 10 ba le 15 septembre. ñu jàpp ne kon weeru septembre bi ñu nekk ci li commencé le 15 septembre rek, donc semaine bu riche lay doon jëm ci wàllu paiement, moo xam assegno unico la, moo xam REM la, moo xam tamit ñi nga xamante ni dañoo defoon riesame wala ricorso jëm ci bonus 2400 euros wala bonus 1600 euros teñ donc recevoir oon seen demande mu nekk accolta, donc paiement yooyu INPS dina ko effectuer ci biir weeru septembre bi. assegno unico waxoon nañ leen ko donc depuis le 30 bi passé ba le 2 août. alors INPS moo ngi ko doon fay ñi nga xamante ne bi ñoo ko dugaloon te nekkoon catégorie gi nga xamante ne bi donc duñ leen defal li ñuy woowe donc integrazione jëm ci seen reddito di emergenza, kon reddito di cittadinanza. donc ñi amoon reddito di cittadinanza defoon assegno unico nga xam ne automatique lay doon waruñu ko dugal, ñooñu nan xaar donc ricarica settembre bi pour ñu fay leen donc arretrati yi jëm ci donc assegno unico boobu nga xamante ne bi war nga def demande bi balaa 30 septembre pour ñu war la fay ñetti weer yu njëkk yi. alors bu fekkee da nga def demande bi après septembre rek yow di nga perte ñetti weer yu njëkk yi di juillet août septembre, donc octobre novembre décembre rek ngay mën a am accès. kon ñuy ñaax mbokki taalibe yi képp ku defutoon demande bi nga gaaw def ko jëm ci assegno unico fii li balaa le 30 septembre ngir nga mën a bénéficier wu ci ñetti weer yooyu. kuy jël reddito di cittadinanza jërul nga koy dugal, automatique lay ñëw ci yow te dinañ la defal ricarica boobu ci weeru septembre bi nga xamante ne bi moom lañ nekk à chaque fois ni ko INPS doon defee. kon ñu ne REM bi mbokki taalibe yi nañ xaar paiement deuxième rate bi, donc dinañ ko jot ci biir septembre bi entre le 10 ba le 15 septembre. jëm ba tey ci bonus 1400 ak 2400 euros yi xam ngeen ne ba tey am na ñu ko jotagut, donc ñooñ tamit buñ sukkandikoo ci INPS ci biir septembre bi donc dinañ jot seen paiement yooyu, moo xam
ku jotoon benn tranche bi la moo xam ki ko jotutoon jëm ba tey ci reddito di émergence bi am na ñoo xamante ni bi ba tey jotaguñu seen premier tranche donc ñooñu IMS xamle ne ci biir septembre bi entre le 10 ba le 15 septembre alors jëm kaw dinañ jot paiement yooyu yëpp moo xam première tranche la wala deuxième tranche. alors ñu wax ci assegno unico di natalità wala donc maternità xam ngeen ni assegno boobu noonu provvedimento bu fi amoon la depuis 2015 ñu ko doon fay képp koo xamante ni bi rek alors am nga fi doom wala nga nekk fi in maternità IMS doon la fay assegno boobu xam ngeen ni IMS moo ngi ko doon fay ñi nga xamante ni bi donc membre lañ ci benn ci pays yi nekk Unione Europeo wala ñu am carte de séjour lungo soggiornante maanaam illimitata assegno boobu nag am na lu ñuy woowe donc svolta clamorosa xam ngeen ne am na ay giudici italiane yu saisiroon donc la cour de justice européen ñu koy woowe donc la Corte di Giustizia Europeo pour ñu ñëw ci mesure boobu nga xamante ni bi donc dafa illégitime donc premier sentence bu njëkk bi dañ leen a boccaare woon mais deuxième sentence bi donc ñoom am nañ svolta positiva donc mooy léegi kuréel gi ñuy woowee donc la Corte di Giustizia Europeo condamné na Italia maanaam bu ñu nee Italia nag IMS la ñuy wax ngir assegno boobu nga xamante ni bi da ko doon bañal képp koo xamante ni bi yaa ngi Italie con il regolare permesso di soggiorno anche determinato maanaam ci temps bu gàtt te nga ciy liggéey moo xam stagionale wala liggéey boo ci def rek donc condamné nañ IMS ngir demande boobu mu la bañaloon di assegno di natalità wala maternità mu versel la donc lépp loo xamante ne bi war na la koo fay depuis bi nga defee demande bi tañ rejeté la kon donc mën nañu loolu sentence bu am solo la jëm ci étrangers yi nga xamante ne bi ñoo ngi Italie te doon def bonus boobu IMS dool leen ko xañ ndax amuñu carte de séjour wala bokkuñu ci benn ci pays membre Union européen boobu comme ni leen ko waxee bonus boobu noonu depuis 2015 moo ngi fi woon donc buñ sukkandikoo ci juge yi daal ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk Corte di Giustizia Europeo nee nañ loolu donc lu illégitime la te donc doonut loo xamante ni bi méngoo na ak donc yoon méngoo na ak article 34 donc de la Cour des droits donc fondamentaux de l'Union européenne donc nee nañ ba tey aussi ci li ñuy woy donc la directive 2011/98 bi nga xamante ni bi donc moom moo leeral ne donc dañu war a reconnaître assistance sociale ak donc sécurité sociale képp koo xamante ni bi rek donc yaa ngi étranger yi nga donc te nga nekk Europe donte da ngaa yor permesso di soggiorno à breve donc dañ la war a reconnaître assegno boobu sans discrimination kon ñu ne nouvelle bu neex la jëm ci assegno di natalità ak di maternità maanaam bonus bébé xam ngeen ne fii ba tey borom carte séjour yi ñoo ko mënoon dugal wala koo xamante ni bi donc membre nga ci pays ci benn ci Union européenne moo xam nga am passeport ci beneen dëkk di dund Italie wala donc nga am carte de séjour illimitato léegi décision boobu donc cour de justice européen cassé na ko képp koo xamante ni bi yaa ngi Italie nekk étranger yi amoon droit ci assegno boobu déposé woon ko IMS négaré woon la wala mu boccaare sa demande parce que yoroo carte séjour illimitato léegi am nga droit donc mu fay la arretraté yooyu yëpp nga xamante ni donc xañoon na la ko depuis nga defee demande bi li ci des nag mooy xaar IMS ak ay leeral ak ay donc ay directives ay normatives de ce fait mbokki taalibe yi mën a dem analyser seen demande yooyu ñu defoon jëm ci assegno di natalità wala donc bonus bébé te bañoon leen ko ndax motif bi donc mooy carte séjour euro passeport permesso nga yor loolu kon mbokk yi ngeen xamee ko noonu képp koo xamante ni bi defoon nga pratique bi te bokk ci ñi ma wax mën nga saisir sa CAF wala sa commercialiste de ce fait bu IMS indee ay leeral ngir ne donc commencé nañ ko bés sàngam bu ko defee ngeen mën a dem examiner seen demande yooyu ñu fayaat leen lépp loo xamante ni bi seen droit la woon ci assegno boobu tañ xañoon leen ko depuis 2015 alors ñu wax ci ba tey ci assegno boobu xam ngeen ne am na kuréel gu ñuy wooyee ASGI mu nekk donc l'associazione italiana dei giuristi dell'immigrazione ñooñu xam nañ ne donc IMS balaa yàgg donc ci daan boobu ñu ko daan war naa verser donc prestation yooyu war na ko verser bépp étranger boo xamante ni bi rek defoon nga demande e che fine ora se l'erano visti respinte donc demande yooyu dañ ko rejeté woon ndax euro carte séjour illimitato di soggiornante di lungo periodo donc IMS war naa donc verser prestation yooyu képp koo xamante ni donc xañoon na la ko da nga defoon demande bi ci noonu sax association boobu ba tey xamle nañ ne ñoom it ñi ngi xeex ba tey jëm ci li ñuy woowe donc bonus asilo nido nga xam ne moom it fii no ora ñi ngi ko jagleel rek képp ku yor carte wala membre
di un paese dell'Unione Europea ñoom it ñu kase verdict boobu ba ku yor carte donc permesso di soggiorno donc man cee am accès muy bonus asilo nido. alors ñu wax ci IMS xam nga IMS génne na communication bu am solo fan yële passé donc doon na sax envoyé ay lettres jëm ci mbokki taalibe yi nekk fii ci Italie te nekk ci catégorie gu ñuy woowee donc pensionati nag bu ñu ko waxee dafa yaatu donc xam ngeen ni am na pensione di vecchiaia am na donc assegno sociale am na donc invalidità civile ñooñu ñëpp donc ay xeetu pensionnati lañ. IMS lancé woon na benn communiqué jëm ci pensionnati yi doon leen xamal ne donc am na ci ñoo xamante ni bii seen pensionné mi ngi à risque yo mën nañ ko suspendre wala ñu révoquer ko ndax IMS lancé woon na ay communiqué jëm ci kuréel gi nga xamante ni bii ñoom 2017 ak 2018 dañoo war a présenter donc date rédhitoire maanaam war nañoo def communication jëm ci seeni rédito ci wàllu atu 2017 ak 2018 IMS sax envoyé woon ne leen ñooñu ay communication du ñàkk am nañu jot lettre yooyu IMS di leen xam ne ultimatum bi maanaam date limite bi moo ngi nekk le 15 septembre pour ñu lijjanti situation boobu lu ko may dinañ bloqué donc seen assegno pensionnato boobu noonu ñu wax ne nag du ñëpp ñoo xamante ne bi ñooy jël pensionnato rek moom la donc communiqué IMS boobu concerné donc ñim gën a concerné moo ngi nekk ñi nga xamante ni bi seen pensionné dafa am lien ak li ñuy woowe donc il reddito la dichiarazione dei reddito wala donc la presentazione dei reddito kuréel gi ñu ci gën a ciblé mooy ñi nekk ci invalidità civile ñi jël assegno sociale ak ñi nga xamante ni bi dañoo am integrazione al trattamento minimum ak ñi nga xamante ni donc ñi ngi ci kuréel gi ñuy woowee donc maggiorazione sociale ñooñu la concerné. IMS lancé na leen ultimatum avant le 15 septembre nañ dem lijjanti seen position boobu jëm ci wàllu 2017 ak 2018 donc date rédhitoire maanaam déclaration rédhitoire pour mu féete boor lu ko may dinañ leen daggal donc assegno boobu nga xamante ni bi donc moom la leen IMS doon versel te it ay daan mën nañ leen cee topp jëm ci lépp loo xamante ni bi jëloon nañ ko te méngoowut ak lu dul yoon donc ñu remboursé waat ko IMS kon ñuy ñaax mbokki taalibe yi suñ papa yi suñu yaay yi suñ sœurs yi képp koo xamante ne da ngaa nekk ci situation boobu nekk invalidità civile wala nga nekk pensione sociale wala donc integrazione donc maggioranza sociale wala nga nekk integrazione al trattamento minimum nga donc gaaw jéem a lijjanti loolu balaa la 15 di say date rédhitoire 2017 ak 2018 nga def communiqué boobu IMS mën koo jot nga dem ci CAF wala patronato yi de ce fait doo bokk ci ñu mën a donc dagg seen pensione ñi ngi gën a ciblé ñiy jël invalidità civile assegno sociale integrazione al trattamento minimum ak maggioranza sociale. ñu wax ci IMS ba tey leeral na ci benn note boo xamante ne bi mu ngi ko duppee le 28 donc numéro 2842 nekk 6 août 2021 IMS li mu leeral foofu mooy donc période quarantaine Covid ak malattia xam ngeen ne loolu provvedimento bu ñëwoon la ci la legge cura Italia bu ngeen demee ci article 26 comma 1 la legge cura Italia del 17 mars 2020 moom moo waxoon ne képp ku nekk période di quarantaine alors yow période bi ngay toog IMS moo la koy fay malattia lañ koy considéré dañ la koy fay donc depuis 2020 ci legge cura Italia articolo 26 comma 1 loolu moo ñëwoon. IMS ci communiqué boobu nag xam le ne depuis donc janvier 2021 prestation yooyu fayetuñ ko kenn maanaam période quarantaine bi laboratoire bi toog ñu koy considéré comme malattia IMS fayetu ko li ko waral moom mooy fonds yi donc nekkatu fa dafa jeex ba ñoo ngi xaar ñu financé waat ay fonds ngir ñu mën koo fay liggéeykat yooyu ñu bëri ci liggéeykat yi seen datore di lavoro moo leen ko doon fay wala soit duñ leen ko fay bu nekkee quarantaine Covid donc ta nga xamante ne bi loi bi daf koo considéré woon comme donc malattia IMS xam le ne amatul ay fonds yu mu ko fayee moo ngi xaar gouvernement bi ngir donc ñu subventionné leen fonds yooyu ñu mën koo fayaat ñi nga xamante ne bi ñoom ñoo amoon droit ci prestation boobu. xam ngeen ne ñenn ci kuréel yi nekk Italie ci GIL CISL ak UIL donc ñaan nañ il MEF ak il ministro Orlando del lavoro e delle politiche sociali ak il ministro dell'economia e delle finanze Daniele Franco ngir donc ñu subventionné leen fonds yooyu bu ko defee ñu mën a donc combler gap boobu nga xamante ne bi ba tey donc amaguñu ay fonds. xam ngeen ni kii di sottosegretario del MEF il ministro dell'economia e delle finanze xam leen ne bërki démb ne alors gouvernement bi dina def tout ba alloué yeneen fonds ngir donc période quarantaine Covid bi biñ considéré woon comme malattia ñu continuer di ko fay liggéeykat bi donte donc datore di lavoram fayu ko. fi ñuy jeexale mooy mbokki taalibe yi nekk Italie te yor partita IVA imprese lavoro autonome xam ngeen ne déclaration dei reddito 2021 bii nii
anneau d'imposte 2020 ñi ngi ko appoon ci le 10 septembre ci noonu sax donc ñu am ci nouvelle bu neex buy xamle ne donc recours ak lettre bi nga xamante ni bi yenn ci association ak docteurs yi commercialistes yi bindoon nañ ko il MEF ak il ministro del lavoro Orlando et Daniele Franco ngir ñu spostare donc datu scadenza bi nga xamante ni mu nekkoon le 10 septembre donc ñu puusaat ko de ce fait mbokki taalibe yi mën a def normalement seen déclaration reddito 2021 mën a aussi présenter li ñuy wooye il fondo perduto perequativo te ñuy xaar l'Agenzia delle Entrate bu lancé donc plateforme pour demande bi donc mel na ni kon ñoom seen lettre boobu ak seen message boobu alors am na suite ndax buñ sukkandikoo ci benn document boo xamante ni bi mu ngi jóge ci il MEF il ministro dell'economia e delle finanze te kii di Daniele Franco jiite ko xam nañ ne xamle na ne ci benn provvedimento dinañ spostare donc date bi nga xamante ni bii moom la déclaration reddito bi 2021 waroon na jeex di le 10 septembre dinañ ko yóbbu ba le 30 septembre ngir permettre doomu aadama yi ñu mën a def déclaration reddito 2021 ngir mën a bokk ci demande fondo perduto bi ñu wooye conguaglio wala perequativo te war a ñëw ci biir weeru septembre bi kon loolu nouvelle bu neex la ñu koy xamal mbokki taalibe yi déclaration reddito bi waroon na jeex le 10 septembre am nañ document buy firndeel na kii di Daniele Franco del MEF moo ngi liggéey ci benn décret ngir balaa yàgg décret boobu génn ñu spostare donc la dichiarazione dei reddito scadenza bi waroon a jeex le 10 septembre ñu yóbbu ko ba le 30 septembre mën a permettre mbokki taalibe yi donc ñu def ko kon calme ak aussi mën a bokk ci décret bi nga xamante ni bi mooy fondo perduto te képp koo xamante ni bi amoo déclaration reddito 2021 mënoo cee bokk di anno d'imposta 2020. alors loolu xam ngeen ni donc lu am solo la mbokki taalibe yi donc ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm seen mbokku taalibe Mor Talla Sarr jërë ngeen def yal na yàlla defal jàmm ak tawféex ak ay xéwal ci barke Sëñ Tuubaa ci barke Maam Cheikh Fall jërë ngeen jëf.